donc yooyu yëpp suñ ko continuer xam naa ne duñ fi jóg si li nga xamante ni moom la fi mairie bi di def ñun nag ñu gëm ni fi mu toll nii changement dafa jot changement bi jot bi mu jot moo tax ñu tëgg suñu programme tuddee ko naataange Sicap naataange Sicap nag soo ko déggee 6 priorités la am ak 5 grands projets benn si suñuy priorité ñu gëm ne tey li nga xamante ne mooy farata yi muy éducation ak formation professionnelle loolu mooy suñu première priorité gis naa candidat yu bëri nag ay environnement lañ tàmbalee ay sécurité ñooñu kon xamuñu ni développement soo ko bëggee il faut borom xam-xam yi développé suñu waxantee dëgg soo jàngiwul nag doo am xam-xam soo jàngiwul ndax soo bëggee développé lampadaire yi fi nekk pour lumière yi di jaar yoon wala nga def ko ay solaire foog nga jël ñu jàng électricité wala soo bëggee gox bi di set wecc il faut nga jël ay experts yoo xam ne ci wàllu environnement ñoom ñoo ko mën a defar. macha allah monsieur Lo. kon dañoo gëm ni mbir yi moo ngi tàmbalee ci éducation ak formation professionnelle ndax jàng ba ca à la base la suñu nee éducation nag du ñu nekk nii rek comme nit ñi gars yi dañuy bind ay programme nag éducation formation bi nee nañu ne naan sax duñ ko détaillé ñun dañ koy détaillé dugg ci mbir yi. demal école Liberté 1 demal école Liberté 6 ba xam doo fa fekk ay toits yu bët toits yëpp a toj non loolu sax sori na amul benn salle de classe bu am karo Sicap laa la wax de ay xale yu ndaw ñoo fay jàngee te ñu ne ñu koy waxee xale moomin la xam nga ñu koy waxee xamul dara salle de classe yi amul sax waxuma la clim ndax ëpp na ventilo amu fa dem leen si école yi waaye léegi loolu waruñu jóg régler ko wala suñuy doom ñoo fa nekk ak suñuy sët tey su ma ñëwee ci wàllu formation professionnelle bi ñun dañoo gëm ne tey il suffit juste ci benn 6 mois nga jël benn jeune pour ne pas dire ay jeunes jël ko former ko tey lu jëm ci wàllu plomberie mu am ci diplôme su jógee Sicap gii jógee Sénégal dem ci beneen dëkk su ko neexee liggéey ndax am na diplôme sax bu muy wane bu koy wane ci 6 mois moom am na ci xarañte ci kaw nag jeunes yi tamit bëgg a uti xam-xam ndax dafa bëri ay jeunes yu taayal yoo xam ne dañuy ñëw di woote nii dañoo bëgg a liggéey soo leen tegalee liggéey duñ ci dem. Sunu deuxième priorité pour ne pas taxaw ci point yëpp moom mooy santé ak le développement du sport à la base ndax tey bokk na si suñuy farata mooy poste de santé yi nekk Liberté 1 maanaam ci terrain basket bi poste de santé bi nekk Liberté 4 en partenariat ak mairie Sacré-Cœur liñ ci bëgg mooy ñu nekk ay centre de santé ndax man nag damaa gisul vraiment xam-xamu poste de santé depuis Matouselem nekk fi yow sa bën ji metti nga daal di jéggi fi dem ba Gaspard Camara lu ko waral soo tollee diggante war a xool dem defi gynéco rek échographie war a dem ba principal wala dante pour lan te muy occupé ay mètres carrés yu bëri si biir gox bi ñu war ko équipé relevé plateau médical bi loolu lu ñuy def la ci kàttanu yàlla su ñu nee nag développement du sport à la base loolu defe naa ni ndaw ñi sax la gën a concerné terrain baa ngi nii la première des choses mooy au moins sax ñu barbale ko ba nga xam ne day jóg ci kaw ndax kër yi nga xam ne mooy nekk yéen seen kër yi nii fexe bal yi ndax terrain moom mënutu fee jóg ndax yàlla teg na ko fi ba pare fi mu toll nii ko ni ñu koy accompagner moo des ñoom nag ñoo ngi soog a teg ay poto dañoo xaar élection yi di soog a agsi mairie bi mu ne day soog a teg poto depuis 12 ans ñun mënuñoo nax terrain yi nag xanaa war nañ ko mën a gazonner ça c'est la moindre des choses Sicap Liberté fii Liberté 5 bi kii am na ay internationaux yoo xam te ni fii lañ jógee juddoo Sicap boo fi jël rek am na ay ndaanaan yoo xam te ni ñoo ngi leen tudd seen tur ci àdduna bi kon war nañ mën a delloo sport li mu moom ba suñuy rakk yeeg jarbaat yi war a mën a màggee loolu war a mën a tere seen i waajur ba lëggee suñuy terrain basket yi fi nekk war nañ ko mën a def ay terrain multisport ndax loolu lañ gëm fu nit di basketee ba yeneen jours yi war nañ mën a def fa li nga xamante ne mooy volleyball wala ñu def fa handball wala leneen loolu lu ñu gëm la te loolu dañ ciy dox bu neexee yàlla bokk na si suñu beneen priorité mooy li nga xamante ni moom mooy environnement cadre de vie ak sécurité bi parce que su ma nee environnement yem ci kese dafay dafay vaste trop moo tax ñuy wax cadre de vie ndax tey gëm nañ ni que Sicap nag li ma leen wax si salte bi xam di yéen a ko gën a dégg Sicap yéen a gën a xam ne su ngeen ko balewul mairie bi di ko bale yéen rek a koy bale donc dañoo gëm ne tey Sicap war nañ mën a fexe ba muy set wecc te am nañ ci ay solution yu simple ndax dara teewaluñu
ñu mën a créer ay GIE yoo xamante ni da ngay jël ñetti GIE ci wàllu cadre de vie yeneen ñetti GIE ci wàllu sécurité ay brigade lañ koy def liberté 1 2 3 ñu def ko benn zone liberté 4 liberté 5 nekk benn zone liberté 6 nekk beneen zone muy 3 GIE mën nañ ut ñetti L200 su leen neexee L200 bu nekk am ay jeunes yaa ngi créé emploi groupe bii nii 3 groupes de jeunes yi ñoom sécurité lañuy gérer 3 groupes de jeunes yi ñoom environnement lañuy gérer suñu nee environnement du ñëw rek bale dañoo war a di planter ay fleurs gox bi di naat ngay mën a arroser mu am ñuy am suivi arrosage boobu noonu mais lan moo la ko tere yow ndox mi soo demee SDE li mu lay fayee ko bëriwul sax waaye nga ne yow amoo xam-xamu mbir mi naat yow sa gis-gis la ñun nag dañoo gis ni que loolu dañ ko war a soppi ndax tey gëm nañ ni su fekkee am na benn L200 bu nekk liberté 1 2 3 am daanaka 10 jeunes yu si nekk ci biir ñoom mën nañ gérer sécurité liberté 1 2 3 entrée ak sortie bëriwul biir Sicap jeunes yi xamante nañ suñu biir bu baax kii sàcc ak kii def ak ñu kaa xam soo la ñu joxe sécurité bi rek ñoom ñu gérer ko donc idem si la jëm ci wàllu cadre de vie bi ndax gëm nañ ni que loolu war na mën a nekk leneen si suñu priorité moom mooy la digitalisation la bonne gouvernance locale et le smart city loolu mooy lan fu ñu toll nii 21e siècle mënuñoo fexe ba yow soo soxlaa extrait de naissance nga dugg ci benn plateforme rek laajte li nga soxla nga xam soo demee door nag da ngay daal di jël li nga jël parce que prescrire pré remplir nga ba pare li nga soxla war na mën a nekk certificat de ñu koy waxatee de domicile kese ak de résidence soo ko soxlaa di daw safa ak marwa pour am ko suñu nee digitalisation aujourd'hui mooy suñu état civil war nañ ko mën a war na gën a mën a performant ndax c'est pas extraordinaire c'est pas parce que état central defu ko que ñun municipalité bi dañuy toog di xaar ndax dañoo nekk ci 21e siècle war a jël lépp teg ko ci informatique pour affaire yi mën a gaaw su ma nee benn gouvernance locale nag sànq wax naa ko waaye tudduma ko waaye sàcc daa mbir Sicap Liberté budget bi li fi nekk nii su ma duggee ci détails di ngeen xam ne sàcc am na ci ñun nag bonne gouvernance locale bi nag dañ ci bëgg a insister ndax yàlla na chaque ñetti weer gàtt-gàtt war nañoo mën a jàkkaarloo ak population bi suñu jëlee mairie bi ñëw toog wax ak ni waa liberté 1 2 3 lii ak lii jot nañu ko def liberté 4 lii ak lii jot nañu ko def ainsi de suite di waxtaan ak population bi di saafonteeg ñoom bu boobaa ñuy ñëw naan la lii ak lii métti nañu waaye maire boo xam ne kenn du ko gis maire boo xam ne turam rek nga xam ah loolu mu ngi bëgg a booy ñun nag loolu dañ cee bëgg a taxaw su ma nee nag li jëm ci wàllu smart city yéen gi ngeen seen tali bi ni mu xatee terrain football Liberté 5 yoonu ndam bi xam nga dafa xat waaye ñëpp suñu gaaree kii su gaaree gauche kii gaaree droite fan la wax di jaar yéen yàgg ngeen dund problème yooyu léeg-léeg ngeen toog ba 2 heures du matin di nelaw jékki-jékki klaxon bi parce que benn oto bi ni mu gaaree dañuy jóg guddi di dugg si biir Sicap bi di xool lii xew lan la te li ñuy wax ni lu ñu xam la parce que loolu tout simplement pour wax ni que sens de circulation bi dañ ko war a xoolaat Sicap Liberté dafa am problème mu sens d'orientation oto yi lan man tali mooy sens interdit ban tali moo nekkul sens interdit loolu noonu il faut ñu koy gérer da ngay dem si yeneen dëkk yi ñu ne la tey date sangam ba le 15 le premier ba le 15 oto yi nekk si gox bi yëpp à gauche na yi garé ñëpp a koy respecté ñu ne la du 15 au 30 oto yi nekk oto yëpp à droite dañu war a garé mais tubaab bi ñoom dañu gën a intelligent dañoo organiser rek am méthode de travail donc ñu gëm ni loolu noonu yëpp ñun dañ cee war a dox ndax suñ ci doxee rek mbir yi daal di jaar yoon. suñu deux dernières priorités benn bi moom mooy li nga xamante ni moom la ñuy woowee entrepreneuriat ak opportunité d'emploi ndax nag gëm nañ ni tey nag Sicap Liberté suñu waxantee dëgg rek mooy commune bi nga xamante ni moo ëpp suuf si Ndakaaru Ndiaye baa yëg ngeen loolu Sicap Liberté mooy commune bi ëpp suuf si Ndakaaru Ndiaye ay jamono parcelle la woon parcelle gox boo dugg léegi pavé nañ ko dama Liberté 6 suuf si nekk si Dakar gi yëpp léegi mu ngi Liberté 6 ñun ñu gëm ni loolu war nañ ko mën a soppi dugg leen seen couloir yi ndax du ngeen fa gis ay pierres de Rufisque depuis 1956 ba ñu commencé tabax Liberté di jóg foo romb rek ci couloir yi ay pierres de Rufisque xanaa ñun bëgguñu changement lañ moo ñu teree am ay pavage yu moderne yoo xamante ne tey unité de pavage yooyu soo ko tegee si saa si di nga créer ay emploi yu dul jeex ñun nag am nañ ci gis-gis am nañ ci pexe
pexe bi ñu ci am mooy dañoo bëgg a def li ñuy wax pavage écologique maanaam suuf si nekk bi Sicap Urbam soo ko jëlee mbalit boo dem fekk fa plastique soo jëlee suuf si boole ak plastique bi soo ko mélangé am noo ko tàngalee ak yeneen processus yu mu àndal mooy pavage bi gën a dëgër ci pavage yi mooy pavage bi gën a moins cher mooy pavage bi nga xam mooy gën a yàgg te soo ko defee unité de pavage boobu ñaata jeunes ñoo ci mën a liggéey Sicap bu ne même su fekkee unité de pavage bi mënu nekk si Sicap bu ne mais da nga koy teg si Sicap bu gën a stratégique bi mën a permettre loolu noonu nit ñi mën ci liggéey xale yi mën ci liggéey créer emploi gën a yomb même su fekkee nag bokk ci domaine de compétence transférée moom ak sécurité nit ñi dañ koy fàtte waaye dafa nekk tey ji ay urgence yoo xam ne dañ ko war a gérer kon jërë ngeen jëf